salaamaaleykum Jonas salaamaaleykum internetu Marodi TV yëpp maa ngi tudd Cheikh Gadiaga ñu gën maa xam ci Fred dans la série Pod et Marichou. Cheikh Gadiaga ñu lay woowee Fred dans la série Pod et Marichou. tout à fait di gis tey nga fël foo xam ne moom sañse bi rafet na kaar macha allah. mais merci bii mooy beaucoup. ban. waaw non bii de xaw ma sa lum damaa ubbi armoire bi mu daanu rek ma for. nga for rek sol. ma for rek sol. fleur yi nag. non xaw ma sa lu ko ci teg man dama jékki-jékki rek gis ko ci. d'accord ñu ràññee la bu baax ci saison 2 dans la série Pod et Marichou nga bokk ci acteurs yu mujjee ñëw teewul nit ñi bëgg nañ la dañuy yàqamti sax say séquence ñu bëggoon xam yow est-ce que da nga jàng art wala simplement don de Dieu la. non sérieusement jàng aar moom defuma ko entre nous mais seulement sama frère sama grand frère Badou nga xam ne tey mooy sama lépp ci àddina mooy sama kilifa mun naa ko wax moo ma yàgg a xool rek ne ma je sais pas mais yow dama la sentir ci nga jouer cinéma wala ay affaire série yu demee noonu quoi c'est juste ça mais musuma jàng théâtre musuma jàng art dugguma ci benn école art. kon lan mooy expliquer nga xarañ. xarañ waaw pour man Modou Lo rek a xarañ non xarañ bi c'est juste que on le fait naturellement parce que xam nga ñun moom luy néeweeg di rees dara lañ ci waxul comprends nga on est jeune et on est très conscient aussi donc de ce fait que bu ñuy dugg ci dara dañ ciy dem à fond comprends nga donc lii indi rek bu ñu koy jouer on le joue très naturellement moo waral du amaana du jafe trop ci ñun loolu rek la. d'accord nga nekk acteur bu saf xorom nit ñi dañuy yàqamti la sax nga feeñ. ñu reetaan nga génne ay termes yu bees ay juróom takk ay cëz termes yooyu fan nga ko jëlee. non mais comme li ma la koy waxee rek xam man moom fii kër gi tey fii nous sommes en famille te yàlla dafa dogal ma am ay frères yoo xam ne tey dañoo am benn complicité bi boo xam ni dafa garaaw comprends nga donc pour parfois bu ñu toogee di waxtaan ci la yenn expression yi di génn de même que ci samay xarit yoo xam ni comme ay Cheikh Labo Mbuub Moussari Saliou gi demee noonu léeg-léeg bu ñu toogee di naan ataaya bi gi demee da ngay jékki-jékki rek dégg benn mot bu doy waar bu génn donc yooyu mooy indi nag création yeeg yooyu ak kii bi mën am ñu ci am facilité quoi donc pour inspiration moo walay demee noonu entre nous daf ñuy yomb ndax échange yi ñuy am via sunu frères yeeg via sunu xarit yi. d'accord mu mel ni kon kër gi dafa xumb. waaw ñun dañoo suukar sunu àdduna rek. mais ban genre ethnie ngeen bokk wala xeet. ñun ay olof lañ. waaw si toutefois boo déggee Cheikh Gadiaga parfois ñenn ñi dañuy xaw a repéré wu naan yaakaar ni lawbe nga wala yu demee noonu mais ñun Gadiaga Ndoob lañ ñuy wax bu du bokk la Gadiaga lawbe quoi Gadiaga je n'ai rien contre les lawbe nag au contraire sax dama ci am sax ay xarit comprends nga mais ñun Gadiaga Ndoob lañu donc Ndoob ñoom ay géer lañ quoi donc ñun loolu lañ. d'accord nga nekk koo xam ne da nga classique trop bëgg sañse bëgg lu rafet bëggoon nañ xam aussi est-ce que jaar nga école tamit quoi. of course jàng naa ba licence en comptabilité gestion donc fi ma waroon def master bi rek xam nga rek foofu nag ci la jikko bawol bi ñëw ñu teelal commencé ci dugg làqarte xaalis yeeg yu demee noonu quoi mais on a fait des études quand même. kon intellectuel bu mag nga. non bu ndaw bu du yem rek bu yemamaay. d'accord léegi ci série Pod et Marichou. ban mooy si sa meilleure séquence. sama meilleure séquence mooy jour bi may. Max Samir mooy bi may teg naan Edu fekk naa ci shop bi muy leb naanaa non boobu moom entre nous presque ñu Fred bi presque na foofu la nit ñi commencé di ko gën a découvrir quoi séquence boobu moom moo ma gën a neex ci sama séquence yi parce que boobu dafa am njaay joxal Jóob maag sa waay taxawul quoi c'était complet. d'accord ñu seetlu ne complicité ak Samir bi dafa vraiment bu remarquable. effectivement naka la affaire bi demee. mais très naturellement xam nga bi muy ñëw xamul woon ni dina jouer ak man bi may ñëw it xamul woon ni dina jouer ak moom comprendre nga donc c'est venu très naturellement vraiment may sentir di jouer ak moom réalisateur bi Khalifa sax xam na dara bañ que bu ñuy jouer équipe son bi one shot lañ ñuy wax tellement que day rapide dañuy gaaw vite fait ñu jouer ko dem suñu yoon tellement que dañuy déggante donc loolu rek andi complicité bi yomb. kon yéen ñaar mosu leen xamante fenn. mosuñoo xamante fenn via Pod et Marichou lañ xamante. d'accord léegi ci say séquence yi nga jot a joué am na boo xam ne jotoon nga ko def mu mer nga ñu bëri mer la ci. ñu si mel ni promotion canapé bi yow ak Sala. loolu nan na nga ko dundee. mais très positivement di ci sant yàlla parce que loolu bu ñu ko joué c'est pas parce que Cheikh Gadiaga moo mel noonu Fred moo doon passer un message parce que dañuy wax yenn yi bu fekkee ne mënoo koo naqarlu wala nga jug faj ko tu peux faire passer ça
par un message donc loolu bu ko nit ñi seetaane c'est pour juste conscientiser tey sunu système yi pour wan leen ni dara jarul ci àddina dara lu war a tax ñuy am ay besoins ñu leen koy chantage wala des choses comme ça déedéet bu loolu lañ leen doon wan ni rek ni jarul ñu koy nangu ci àddina si toutefois nga gëm sa bopp góor ak jigéen a ci yam nga gëm sa bopp am say ñaanu waajur pour nga réussir dans ta vie day easy day yomb comprendre nga mais c'est pas parce que góor da lay tiim rek non kaay ñu sekk lii pour ma defal la lii tu te laisses faire loolu rek lañ doon wane ni carrément que ni buñ ko benn doomu aadama bu ko benn jigéen nangu c'était juste ça. d'accord léegi ñu koy def nag ak ñu koy nangu loo leen di wax. waaw mais ñooñu ay këngaa lañ xam nga këngaa. mooy lan mooy ay ngaaka. comprendre nga parce que jigéen mënoo koo tiim nga war a xool bët bi nga ko war a bi ngay xoolee sa sœur nga war ko koo xoolee nga koy def yenn proposition yi comprendre alors que ñi ngi fi ne gaañ si toutefois boo ku góor ki bu amee benn jikko bi am benn charisme bi entre nous yenn proposition yi war naa ñaaw sax nga koy teg ci déru nga koy wax jigéen boo xam ni tey comme sa sœur nga ko waroon a xoolee donc si toutefois boo ko xoolee comme sa sœur doo ko propose ndax mbir bu nekk rek da ngay jël orienté ko ci sa bopp nga war a xam ban impact la war a causer. d'accord c'est ça. d'accord léegi ñu bëggoon xam say relation ak yeneen acteurs yi que je mel ne Salla par exemple. yenn relation ngeen am. mais nickel vraiment via série bi lañ xamante mais quand même fu ñu tasente frère Salla donc on entretient de très bonnes relations macha allah. kan mooy si sa acteur préféré wala actrice préférée. non sama acteur préféré moom Samir la. sa copain. non man Samir daf may daj. non Samir moom artanu ma ko damay pare sa naan xaaf da ngeen di comprendre mais kii man lay dajji kii dajjiwul Sénégalais man sama bopp lay dajji vraiment tellement il joue bien. non il joue bien. lan moo la gën a neex ci moom. si toutefois buñ ne action non il sort d'Eric il est Samir. parce que da nga koy xool tey ci séquence am mook Chabi bi mooy bi mu koy dóor fii comment. bi ñu coupé da ngay là da ngay xam ne Eric la mais bi ñu nee action non Samir est devenu Samir quoi il était carrément sur son rôle waaw fulla ko ak jom gi mu ciy nekkee da ciy joxe jusqu'au bout da ciy joxe à fond. d'accord léegi série bi saison 2 bi jeex na. léegi ñu bëggoon xam yan aventure yu neex nga dund ak ban expérience ak ban apport nga ci jot a am. mais aventure yu neex parce que ne serait-ce que pendant les tournages rek. atmosphère boobu di am dafa neex man loolu laa gars man leen c'est diffusion bi neexul mais tournage yi moo dàq tellement que complicité bi réalisateur yi fii équipe technique yi waa son wa gars yi comprends nga def café geeg yooyu waxtaanee ko def tournage bi foofu looloo gën a neex parce que loolu mooy indi symbiose bi comprends ak connexion bi ak union bi loolu da cee am solo comprends nga apport bi mu ñu indil nag vraiment bari na entre nous quoi parce que tamit ça te sort carrément de l'anonymat parce que tey via li ñu jot a feeñ ko si te man yàlla xam na ni man li ma jot a kii sax bari wut de dama cee cof rek mais tey boo génnee Fred gi fii xam nga andi samay juróomi tàkk ak genre yooyu nit ñi di apprécier comprendre di am benn appréciation envers ta personne boo xam ne day positif trop ne serait-ce que léeg-léeg ma toog benn banque nii sax benn jour toog naa banque ki ma tokkal lool c'est un directeur général d'une société mi ngi may xool ne ma di apprécier li ñu nekk di def di apprécier série bi ba jox ma carte de visite am pour ma seet si ko donc connexion yooyu ak carnet d'adresse bi moom entre nous da koy yokku carrément waaw ak yeneen yoo xam ni amaana peut-être duñ ko mën a étaler fii yëpp quoi. d'accord léegi ñu fermer page Pod et Marichou ñu waxtaan ci monsieur Gadiaga. waaw monsieur Gadiaga léegi ñu bëggoon xam est-ce que moom célibataire la wala marié. monsieur Gadiaga célibataire la. célibataire la de ah. célibataire la. léegi nañ génn ci seen Saint-Valentin bi de. waaw defee ko yëfu comme Saint-Valentin ou célibataire rek. noo ko dundee Saint-Valentin bi wax ak jàmm xanaa ak mbégte. kon da nga toog misère. non mais en tout cas daal dund naa ko ci jàmm ak mbégte. non ñun mënuñu gëm loolu nag. mais looy bëgg a dégg leneen Jonas dund naa ko ci bànneex ak mbégte. mais ak ni nga nekkee beau parleur ngay pat. beau parleur ba ci. ah mais yow da nga war a bëri la wala sax damaa patt de dama ne la dund naa ko ci bànneex ak mbégte bul ma dugal de dama ne dund naa ko ci bànneex ak mbégte. mais léegi ñu bëggoon xam moom Fred première déclaration d'amour nan la demee woon quoi. non je me rappelle ça c'était est-ce que du woon CM2 damaa teel a doxande non waaw jamono yooyu kii moo amoon. lettre amoon dama bind lettre xam nga dama di calligraphe na dama mën a bind.
non lettre bu daw yaram laa bindoon. non si boobu maa ngi def CM1 wala CM2. nga def ci ay poème ak yooyu. ma def ci yu garaaw bind ko bind yu rafet. waaw. jox benn copain mu jox buur faal mu joxal ma ko sa benn copain. mu joxeel ma ko. léegi booy bi cëpp na. non ca la daanoo ca la jëlee ndox ca baat. maa la ko wax boobu dafa mujj jël ndox ci baat. mais lettre bi dooñu ci wax tuuti loo ci jot a bind. xam naa ne daal bind yi rafetoon na mais texte ba moom foget naa ko mais neexoon na nag. yaakaar nañ ne aussi yaa ngi am ay projet de mariage. waaw mais bien sûr loolu góor bu nekk moom ngay ñaan yàlla one day nga am soxna am njaboot. yàggatul wala des na lu bëri. non ñaanatuma yàlla mu yàgg na wax dëgg yàlla waaw wax dëgg yàlla bëgg naa moom at bii dong bëgguma woo jeexal na wax dëgg yàlla entre nous quoi. Fred nan la bëgg jabaram mel. waaw comme ñu baax ñëpp liñ bëgg seen jabar mel ah. yan qualité. mooy baax yaatu comprends nga surtout yaatu xam nga man dama ne ci famille boo xam ni man yaakaar ma jabar dana am dëgg ci man dana am dëgg ci sama entourage lu demee na vraiment que si toutefois bu amul déggoo boobu ak ñoom pour mu am lim bëgg ci man day jafe comprends nga parce que man je suis entouré de mes frères je suis entouré de samay yaay comprends nga famille boog man famille dama bëgg famille comprends nga donc kii ñëw wala kii dooni ëllëg sama soxna faw ci bëgg famille boobu ma bëgg famille mu ñëw rek moom i takk ci rib comprendre nga donc loolu bu ko amee pour maag moom muy dem mu am connexion maag moom day yomb waaw mu baax yaatu. mu dégg ak sa famille quoi. intellectuel waaw dégg quoi ni ki maanaam dégg waaw mais yooyu yëpp bu weesoo it non mu taaru. bu mu la andil ay cëz. non du ma andil ay cëz kooku incha allah. est-ce que di nga nekk ku polygame wala. non bien sûr man polygame lay si. waaw mais taxul signé polygame taxul nga am ñaari jabar ñett ñeent comprendre nga mais tamit l'islam moo may ne ma carrément aw ma droit signé ay monogamie polygamie lay signé. d'accord léegi ci say projet aussi bëggoon nañ xam est-ce que da nga bëgg a yem uniquement ci acteur de cinéma wala am nga yeneen projet. non acteur de cinéma li ma waxoon Samir ci xaalis laa leen wax de cinéma deuxième la. non comme je te l'ai dit rek ci famille toujours. non on avait un père ba xam ni tey yàlla dafa dogaloon mu jóge woon Bawal comprends nga li ki maanaam li anglais bi naan from zero to hero comprends nga donc mu ñëw imposé wu ba yàlla dogal mu samp li ñu naan société comprends nga donc mu tudd MBC Mbilu Business Company boo xam ne tey actuellement nekkatu fi loolu la yàlla dogal mais sama grand frère bi ma leen wax Badou moom mooy directeur général bi tey. comprends nga donc li may gis nii ak Fred Guèye lépp là c'est Cheikh Gadiaga le DFC le directeur financier comptable comprends nga donc ci lañ nekk di liggéey depuis boobaak léegi ñu ngi ci liggéey on travaille sur le transport des gros porteurs les camions de gros porteurs yi daw Dakar Bamako on est surtout tamit ci importation huile d'olive qui nous vient de la Tunisie yu demee noonu ñu ngi ci assurance bi tamit comprends nga et 3 points de suspension quoi donc duñu mën a wax lépp mais on est sur beaucoup de choses en même temps aussi parent boobu tey sunu papa jooju tey dafa nekkoon un homme politique comprendre nga donc mu nekkoon un homme politique boo xam ni tekki woon dara ci réew mi donc ci beneen côté tamit ñu nekk di defaare politique laa may waxee yow nii su ma paree fii manifestation politique laay jëm ci ngoon yi incha allah. d'accord temps ñu ngi gis benn teaser série bu bees bu tudd Nafi j'espère que seetaan nga ko. mais bien sûr def naa ko sax statut. waaw nan nga ko jàngatee yow Nafi. waaw mais mu nar a garaaw rek xam nga Marodi moom entre nous du affaire Nafi ak Pod et Marichou yooyu yëpp Marodi la ci ginnaaw te Marodi ñoo fowul comprendre nga Marodi ñoo caaxaanul donc bëgg nañ produit bu ñuy lancer day doon produit bu vendable bu rentable comprendre nga te Nafi bii noonu la rentable jot naa ci am ay aperçu te xam naa ni Pod et Marichou mel ci Sénégalais yi non Nafi nar a raw Nafi nar a gën a lu tax nga wax ko. xam liggéeyu Marodi xam réalisateur yi xam équipe technique bi xam le PDG fi mu teg àqu liggéey ma xam ni carrément du ko sàggane. est-ce que mën nañ ci gis Fred mu joué ci Nafi. mais why not ça dépend rek ci gars yi réalisateurs yi gars yi ñoom xaafa gars yi rek bu ñu ko sentir rek ñu dóor ko. d'accord léegi lan ngay tàggatoo. may tàggatoo mooy di gërëm internautes yëpp di gërëm team Pod et Marichou yëpp
mais di gërëm team Fred yëpp comprendre nga et surtout aussi di gërëm sama famille su ma nee sama famille tey sama waajur bu góor yàlla dafa dogal ni dafa génn àddina mais di ñaan yàlla fi mu jëm gën a ko fuuf fi mu jógee bu ma ci jógee dama ciy gërëm samay yaay man yàlla dafa dogal nag dama am ñaari yaay muy ajaratu Yacine Diop ak Adja Awa Gueye comprendre nga donc ma leen di gërëm di leen sant di wax jeunesse bi ak njaboot yeeg doom yi il faut que ñu show love sunu maade yi sunu yaay yi comprendre nga parce que bi ngay doon booy ñoom ñoo la doon xool nooy reewee di la allaité fii di la xool nooy bëggee léegi si toutefois nga màgg feedback la war da nga war a am feedback mooy ni ko dafa am retour yow yaa leen koy delloo ñoom di leen wan ni yaay je t'aime beaucoup xam nga tubaab bi daf ñoo xaw a raw ci côté boobu ñun nit ku ñu dañoo xaw a diisal lool ñëw fekk sa yaay mu toog rek ngeen ne ko maman je t'aime beaucoup dafa war a doon lu oyof et pourtant ñun dañ koy xaw a saagare mais dafa laaj léeg-léeg ngay yéeg wala nga fekk sa yaay sa biir néeg ngeen ne ko yaay booy kontaan naa ci jur gi nga ma jur wala papa kontaan naa ci jur gi nga ma jur ak éducation bi nga def ci man ñu xam ni seen doom bi bëgg gi ñu ko bëggoon bi muy booy tey mi ñuy delloo balance boobu tey dafa am solo bu weesoo loolu sama frère muy Badou ki ma leen di wax muy sama grand frère bi kooku yàlla dafa dogal maa ngi moom kenn lañ comprendre nga ma bëgg ko lool mu sori ci man lool man damay naan parfois dama naan aw ma xarit man samay frère ñooy samay xarit Ibrahima moom mooy le graphiste de la maison Serigne mi ngi Maroc mooy l'intellectuel de la maison moom mooy jàng ba tey moom comprendre nga sama sœur yi xat yi ak waa école am sa jaar day gis ay copine am sax wàcc ñëw fekk si ma fii ci kër pour rek photo ak man comprendre nga soxna Awa moom it ak copine am yëpp les pédagogues moom ñëpp maa ngi leen di nuyu comprendre nga di nuyu Badara bu ndaw comprendre nga sama fils la Maadou sama grand frère la mi ngi Italie moom it ma koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla taxawu ko fa defal ko fa xéewal comprendre nga di nuyu sama waa kër yëpp Dior ak bébé Astor ñëpp xam nga ak sama jabar nag dafa ñëw muy mooy jabaru Badou grand frère bi jóge Angleterre ñëw ak sunu doom junior ma leen di ñaanal un très bon séjour di gërëm sénégalais yëpp ak internetu Marodi TV yëpp di gërëm na surtout it encore waa Marodi comprendre nga parce que bu la lekkee alam na ko gërëmee coy man olofkat bi sa tey damaa càng mais Mass mooy ci li ko tàmbalee ci kaw di PDG bi Pod Khalifa moom sama waay la comprendre nga waa Adama ak one shot ak waa équipe technique bi ñoom Pape Moussa gars yi yëpp maa ngi leen di one love di leen bége comprendre nga parce que job bi day metti léeg-léeg dañuy tourner nii ba x time mais teewul gars yi kenn du flippé ñëppay téye mais ñaan yàlla ñoom ñëpp suñu borom taxaw leen sàmm nabu nag moom sama péeta la ñoom maa ngi moom ñoo far comprendre nga ñoom ñëpp maa ngi leen di bégee di leen big up bu baax a baax a baax. di leen remercier bu baax. jërëjëf merci beaucoup.